donc maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen gërëm di leen sant parce que quand même seen liggéey rafet na te liggéeyal ngeen ma donc sant rek laa leen def parce que vraiment sant naa leen trop kontaan naa trop kenn ku mobiliser même lu mu tuuti rek pour beneen nit rek boo ko santul rek xam nga ni yow rek vraiment doo nit parce que vraiment liggéey ngeen def ngeen ci seen doole def ngeen ci seen kattan. Vraiment parrainage bi ku wax dafa yomb rek demuloo essayer parrainer c'est extrêmement difficile parce que situation bi dañ ko polier déjà ça a été polié mais vraiment am nga résultat bu baax ñu continuer li première loola rek parce que parrainage bi mi ngi jeex décembre ah donc vraiment nañu continuer bu ñu jógee ci lii ñu continuer aussi bu xool bu am le maximum lu ñu war a am maa ngi nuyu ñëpp di gërëm bu baax ñi fi teew ñëpp di gërëm bu baax Modou Ñing mi nga xam ni mooy seen encadreur di gërëm Amazone yi di gërëm Linguère yi di gërëm waa MZ di gërëm Ndongolam di gërëm Khady Diop Kër Matar dafa nekk ci dëj bay teñi mais envoyé na ma presque 400 personnes ah di gërëm waa Kër Maas sama rakk yi nga xam ni ñoo bokk deret mooy ñoom Maas ñoom Tafa ñoom Maas ñi nga xam ni ak seen liggéey yëpp ni mu rafete ak ni ñuy mobiliser ànd ci ñoom quel que soit alpha dañu naroon a ànd ak man ànd nañu ak man vraiment maa ngi leen di gërëm bu baax a baax bu ngeen ko deful woon aussi day ñaaw maa ngi gërëm Demba War bu baax Demba War Ndiaye nga xam ni moom il s'est mobilisé dafa yéex a jox fiche yi mais il s'est mobilisé ba am 50 personnes baax na di gërëm waa Parba nga xam ni que dañuy dema sama mag muy ndey dëggeen dafa doon sëy ñoom it ñu mobiliser bu baax ba indi fii au moins 70 personnes ah Pape Maysa lii moom teguma la ko woon parce que yow suñu papa nga gunge ñu rek doyoon na nga demee di wut ay fiche ba am 50 personnes loolu dama lay sant bu baax di la gërëm parce que xam naa ne yow fu ma nekk yaa nga fa sama papa yi yow rek laa ciy gis fu ma nekk yaa ngi ànd ak man di ma soutenir vraiment yàlla na la yàlla fay di ngërëm bu baax ngari maa ngi lay gërëm bu baax xam nga affaire c'est symbolique parce que ce qui est important c'est le vote le parrainage est important mais ce qui est plus important c'est le vote ñu am ñoo xam ne bu ñu parrainé dinañu voter le président Macky Sall parce que parrainage bi day natt rek suñu doole day présager l'avenir bu fekkee amuñu parrain nombre de parrains yi président bëgg muy département bi 80 000 dañuy entrevoir l'avenir kon est incertain mais dépassé nañ ko bu baax a baax donc ngari maa ngi lay gërëm bu baax gërëm la aussi li nga ma téyel xale yi parce que aussi defal nga ma teraanga bu mag parce que dañu def da nga def GIE ñu war a jël ay nit ñooñu ñëpp normalement li nga signé woon mooy nga jël ko ci Sénégal yëpp mais 88 personnes yi nga jël yëpp dañu dëkk Tivaouane dañu dëkk nekkuñ sax ci département bi Tivaouane lañu dëkk la plupart ñu répartir ko ci koñ yi donc defal nga Tivaouane lu mag a mag 14 millions de salaire boo koy génnee di ko jox waa Tivaouane chaque mois loolu ku koy def dañ la war a gërëm parce que quel que soit alpha amélioration des conditions de vie rek ci moom la ñuy liggéey te loolu salaire boobu koo ko jox yaa ngi améliorer conditions de vie yëpp di gërëm bu baax Pape Gueye ak Rasoul ñu nañu 116 personnes di leen gërëm bu baax di leen wax ni que gis naa seen taxawaay boutique bi nekk fii nga xam ne suñu koñ bi moom it indi na 20 personnes jëlaat na ay fiches di ko gërëm bu baax ah Pape Mass personnellement ànd na ak Tafa ñu indi 480 fiches 480 personnes mais moom ci boppam ak ay xaritam ak milieu enseignement bi mu nekk indi na waat 96 personnes man maa koy gërëm Modou Fall nga xam ni moom sama doom la parce que sama doomu sœur la ah moom it indi na 211 personnes maa koy gërëm bu baax Pa Gueye nekku fi dafa voyagé ah mais indi na 43 personnes Pa Gueye donc vraiment ci lii ñu amagul nga xam ni que dañuy door rek parce que parrainage bi des na fii ba décembre des na lu bëri amagul nañu 4485 personnes ma ci sant ñëpp di ci gërëm ñëpp li am nii nag 4485 personnes ñuy parrainer président Macky Sall gëm ko léegi nag li ñu nekk nii nag il faut que parrains yooyu ñu fidéliser leen ba fii ba élection ñu mën a voter président Macky Sall
loolu mooy gain bi ñu xam déjà suñu résultat avant élection yi di ñëw mooy parrainage bu nekk ñu sécuriser ko ba nga xam ni que comme am nañu yéen ñëpp am nga ci mbootaay yu ngeen toog parce que am nga collecteur bu leen jël ñu nekk en contact avec seen collecteur ba fidéliser parrainage bi pour ñu voter président Macky Sall parce que loolu rek moo important ce qui est important actuellement mooy ñu voter président Macky Sall ndax li mu tegagul ci Sénégal mu mën koo continuer parce que le président Macky Sall est en train de travailler c'est le temps du président Macky Sall donc ñëpp dañu xam ni que la réélection du président Macky Sall s'impose à nous alors que moom li mu def moom rek moo fi am programme moo fi am ay perspectives de résultat kooku nag ku am loolu nga nekk ak moom di ko jàppale boo bëggee CMU bi continuer boo bëggee carte d'égalité des chances bi continuer boo bëggee Promoville continuer boo bëggee PUDC continuer boo bëggee PUMA continuer loolu nag président Macky Sall moo am programme yooyu te yooyu yëpp ay programme de rattrapage la bokk ak le gros programme bi am muy PSE nga xam ni que dañu war a am émergence au bout de 35 ans mooy 2020 de 2035 au bout de 20 ans dañu war a am émergence donc ma leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant di leen soññaat ci liggéey bi liggéey nañu mais fichier électoral bu Tivaouane presque 40 000 la donc nañuy góorgóorlu continuer ci liggéey bi parce que ku la teeru ak teraanga président Macky Sall defal nañu teraanga boo xam ni dañ ko war a teeru ak teraanga mooy ñu topp déjà li si suñu sëriñ wax et deuxièmement ñu wan ko ni kontaan nañu ci li nga def ci Tivaouane pour mu war a continuer kontaan nañu ci financement yi mu teg même bu ngeen amul seen tour mi ngi ñëw parce que financement yi 30 milliards yi ñu teg DER 10 milliards rek lañ joxeegul dina des yeneen ñaari 10 milliards yi nga xam dañ ko war a joxe avant fin d'année yéen ñëpp di ngeen am financement incha allah mais man sax am na loo xam ni bëgg naa ko commencer damay jox parole bi Rassoul Diagne nga xam ni man bëgg naa comme dañu yàkkamti mënuñu xaar loolu parce que gàmmu bi mi ngi ñëw te war ngeen yëngatu avant gàmmu dama teg benn programme bi nga xam ni bëgg naa ngeen bénéficier wu ci avant gàmmu bi di ñëw loolu nag damay jox Rassoul Diagne mu expliquer ni mu ko tegee parce que moom PAMECAS la nekk ñu expliquer ni mu ko defee li nga xam ni moo gën a gaaw nga xam ni nee na bu ngeen li muy wax ni bu ngeen ci d'accordé même à partir de lundi mën nañu commencer financer noonu parce que quand même affaire dañ ci war a boole aussi suqaliku parce que suqaliku bi mooy tax affaire bi bu ngeen dajee au moins comme ni ngeen def seen kees yeeg yooyu yokku bi vraiment loolu dina indi lu baax loolu nag bokkul ak kees yi nga xam ni commencé woon nañ ko dañ koy continuer ak apport bi nga xam ne waxoon naa ne ni dama koy def pour comme ni ma ñu defal comme Amazon yi ñu defal ko Linguère yi pour que seen affaire continue aussi et tout ça globalement daal bëgg naa def 10 millions ci financement yi bu ko defee ñu am un levier dinañ am 100 millions parce que on va déposer 10 millions pour am 100 millions ci financement yi globalement loolu laa bëgg def donc ñuy nuyu ñëpp encore di remercier bu baax parce que vraiment yow da ngay une ressource stratégique crédible pour Tivaouane parce que ku gis fi nga commencé ak fi nga yem léegi xam nga ni courage abnégation ak bëgg sa bopp bëgg sa réew loolu rek moo ko mën parce que ku jógee ouvrier ba am peut-être 3 DSS 3 master 4 master ba pare defi doctorat vraiment tu es très 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 courageux te xam naa ni soo xeekuloo Tivaouane sax da nga fay ñëwoon pour liggéey mais da nga adopté Tivaouane te yaa ngi fiy def parce que ICS ba nga nekk ñu bari yaa ngi leen di toppatoo pour ñu liggéey fa ñu bari yaa ngi koy toppatoo fi nga nekk aussi ci école yi nga nekk dafa liggéey dafa jàngale et tout ça ku am problème Tivaouane toujours yaa ngi jàpp pour ñu am inscription pour ñu truc vraiment maa ngi lay sant bu baax te la wax ni sa thèse bi nga def yàlla na la jik yàlla na la jox ay opportunité yu gën a mag léegi Ndeye Faye xam nga léegi affaire bi yomb na kenn du la ci mere parce que sa patron muy Modou Diagne Fada ñëw na nee na bàyyi na ambition yëpp
yëpp jox na ko président Macky Sall parce que gis na ni président Macky Sall mi ngi liggéey donc Yeesal ak APR c'est la même chose et moom ci boppam day ñëw fusionner ak ñun moo tax mën ngaa ñëw déjà parce que moom ci boppam day ñëw fusionner ak ñun moom ci boppam dana nar a boot indi la ci ñun boo amee possibilité ñëw ci ñun nag ngay liggéeyal koo xam ni gor la muy président Macky Sall te xam nañu capacité bi nga am foofu te ñu indi fa Kër Baba man fexe naa ba benn ONG indi leen au moins plus de 40 millions pour ñu defal leen ndox bi ñu wax mairie bi na joxe 2 millions li ci des ñoom ñu financé ko 40 millions pour ñu defal leen ndox bi defal leen ay branche defal leen yëpp même 2 millions yooyu dama wax ni maire yéen a ko war a joxe mais bu ngeen ko joxewul man ma joxe ko ñu liggéey donc vraiment loolu jaar na ci yoon maire bi ma mujjee wax ak moom mun ma non comme yaa toppatoo financement bi bàyyil si mairie bi ku ñu quand même ñu joxe 2 millions yi donc vraiment loolu mi ngi ñëw. ma lay damay ñaan ñu jàpp bis ñu dem seeti Ndeye Faye mi kër. waaw moom kay nañ jàpp bis boo bëggee samedi prochain bu fekkee yow mën nga ñëw recevoir samedi prochain ñu ñëw waaw yow yaay waaw dimanche wala samedi boo ñuy wax rek da ngay coordonné ak ñi nga wax ñu heure boo ñu wax nga ñëw maa ngi daal man daal kontaan naa trop maa ngi sant ñëpp parce que parrainage yombul liggéey ngeen yàlla na leen yàlla fay man ci opposition engagé naa aussi accompagner leen parce que loxoy Kajoor dañuy weesaloo vraiment li ngeen fi def yëpp aussi dinaa def tout pour mériter confiance bi ngeen am ba signer parce que ma wax leen signer leen président Macky Sall ngeen wóolu li ma wax ngeen ñun xooluñu ci président Macky Sall ci yow laa xool yow yaa bëgg rek dañuy signer ànd ak yow donc vraiment loolu nag ku loo ko defal daa leen di gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal di wax ni que lii ñu réunion bii ñu def tey nii yàlla na déwén waxtu wi ñu defaat ko ci même période bi di fêter suñu victoire ak le président Macky Sall le président de l'espoir merci. dama koy wooyee sama patron parce que wax dëgg yàlla moo jiite woon liste ba ma mës a nekk ci acte Rassoul Diagne moom it maa ngi koy nuyu bu baax bokk ci cabinet ministre ba pare toog fi ak famille Abdou Ndéné Sall bi nga xam ne ñoom la ñu fekk si chef de quartier ñu ngi lay nuyu. di nuyu lingeer yi fi toog ak Amazone yi nga xamante ni ñoo toog fii yëpp ñu ngi leen di nuyu Adja Ndeye Faye di ko baral nuyoo di ko sant di ko gërëm parce que li mu def dafa yombul parce que bu ministre ne kat parrainage yi ubbi na président de la république na mu tëggee dënnam keroog fa mu nekk lancé parrainage yi noonu la monsieur le ministre war a taxawee département Tivaouane tëgg dënnam te yaakaaru ko fenn fudul ci ñun. bi ñu demee bi ñu ko waxee ni ko lépp benn la parce que Modou Diagne Fada président Macky Sall lay àndal mu ni kon man nag dinaa ànd ak président Macky Sall parrainé leen parce que dañ ma doon romb bi naqari ma mais tey dinaa leen won nan laa toogee te wax dëgg yàlla bi mu indee ay fiche am ñëpp gis nañ ni Kër Baba la mu fa man bari na di sant nag képp kuy Linguère ak képp kuy Amazone ak képp kuy MGET ak képp kuy mbokk ministre wala nga jokk ci Abdou Ndéné Sall tey indi fi ay parrainage ñi ngi lay sant di la gërëm parce que ñun lii la ñu soxla parce que tey jii Abdou Ndéné bu nee président Macky Sall dinaa la parrainer à Tivaouane yaakaaru ko fenn fu dul ci ñun nëbbutu wuñu làqatu wuñu Abdou Ndéné la ñu àndal moom la ñu faral moom la ñuy àndal ba gunge ko ba présidence de la république parce que tey jii tak ambition bu nit am du xëccoog Macky dara duñ ko ni yàlla na nga nekk suba président mais après Macky Sall ñun moom la ñu bëgg mu nekk président de la république parce que ñun loolu la ñuy mébét suñu ambition dafa fort ci moom parce que tamit APR comme ni ma koy waxee man fu ma taxaw jël parole dinaa wax si Abdou Ndéné du ma nangu ñu yëkkati kenn APR bàyyi Abdou Ndéné parce que monsieur le ministre mi ba àll bi tàngee jër moo ñëwoon indi ay 4x4am indi ay millions ba tax opposition bi réewuñu tey buñ demee ba naan APR dem na 2e tour fii ci Tivaouane Abdou Ndéné Sall moo tax kon nag kooku toujours dañ koy delloo njukkal di ànd ak moom di nuyu Pa Mbaw bu baax parce que moom tamit inconditionnel Abdou Ndéné la di nuyu ñëpp di sant ñëpp monsieur le ministre nag sànq maa ngi lay tooñ di la wax ni la dinaa la interpeller parce que jigéen ñu taaru ñu jekk ñii nga xamante ni foo leen woo ñu wuy si leen te lépp loo xamante ni am nañ ko fas yéene nañ la koo jox ndax ñoom ñëpp nekkoon ci terrain bi woote naa guddi woote naa bëccëg Tafa Sall mii xam naa ni dina ma seede des fois bu may dem dama koy woo dugg ci oto yi nekk di téléphoné di joxe fiche yi di ànd di récupérer ñuy xuloo di xeex ba keroog ñu lay indi xam naa ñi ngi na la defal remise bi te xam naa ne du ñu am gàcce parce que ñoom fu ñu nekk ñun lañ fa nekkal
ñun tamit fu ñu nekk ñoom lañ fa war a nekkal. nee nañu kat financement yi nga xamante ni waxoon nga leen ko gàmm gaa ngi jub si te bu ñu sañoon financement yi balaa gàmm gi wax dëgg yàlla ñoom ñu jot ci pour mën a liggéey parce que loolu mooy yoon. affaire formation tamit ñi ngi toog di la xaar parce que yow nag loolu rek nga mën a defal jigéen ñi Tivaouane mënoo ku nekk nga dem këram ni ko kaay am lii man maa la ko may waaye wax ak nit mu financé say jigéen ñuy liggéey di rembourser correctement ñun loolu nga ñu yar ci lañ la xam te wóor na mën di nga ko def jigéen ñaa ngi nii yóbbante bi yegg na te xam naa monsieur le ministre dina ko dégg. loolu nag mënuma woon a jeexal te waxuma ko del di gërëmaat Adja Ndeye Faye di gërëmaat képp kuy Linguère mënumaa cité tur yëpp waaye ñëpp kontaan naa ci yéen kontaan ci xale yi kontaan ci képp kuy mbokk Abdou Ndéné parce que looloo ñu fi indi daal nit ñu sagale noonu lañu la fas yéenee sagale asalaamaaleykum wa rahmatullah. ki tax ngeen def ko jar na ko parce que le ministre Abdou Ndéné Sall mi toog xam ngeen ni tànqamluwul seen benn soxla chaque fois que Linguère yi wala Amazone yi am soxla le ministre Abdou Ndéné da ciy taxaw ba mu mot sëkk. donc lépp loo xam ni vraiment soxlaam la donc il est normal et très normal bu leen ci kenn mën bu leen ci kenn jiitu encore une fois maa ngi di féliciter monsieur le ministre gis naa sama xarit muy Pape Momar Gueye xaw a jàngat tuuti parrainage bi difficulté ci nekk effectivement que ñi nekk ci terrain bi li ñu njëkk rendre compte mooy dañu xaw a polluer atmosphère bi mooy le problème de l'argent da ngay dem ñu ne non dégg nañu ko parrain dañu lay jox xaalis man sama carte boo ko joxee da ngay joxe xaalis su ko defee am na ñoo xam ni am nañu ay difficulté parce que mun ñu parrainer nit ñi parce que nit ñi dañuy laaj xaalis wala dañuy foog ni xaalis da ci am mu leer ni parrainage bi dërëm génnu ci en tout cas ñun de ñu parrainé yëpp amul kenn kuñ ci jox dërëm amul benn fiche boo xam ne joxe nañ ci 1 franc loolu lu am la te du amul benn fiche bu ñu jox ñun 1 franc ñun amul benn fiche bu ñu joxee 1 franc donc parrainage bi boo amee candidat nga gëm ko fas yéene ko woteel ñu ne la vraiment parrainé ko war nga ko def te kenn la jox 1 franc loolu la ñu gëm ñun te loolu la ñuy doxee mais monsieur le ministre parrainage bi lu ñu tax xam mooy lan mooy que formation des na formation suñu militants yi des na parce que bu ñu former militants yi normalement du ñu juum bi ñu juum parce que ñu bëri fii pare nañ de mais seen parrainage ñëwul fii am na ñu bëri ñu toog fii def nañ parrainage mais seen parrainage ñëwul fii parce que ku mel ni keneen jaar na fa ñu xam ni foog ni APR la donc sécuriser wuñu bu baax les militants ba mu am yoo xam ne échappé na mais donc je pense que loolu ñu war a corriger la au niveau parce que am na groupement yoo xam naa loolu quoi dem naa ay groupement gis nañ ñi pare nañ fii te c'est pas normal loolu nag manque de formation la boo xam ni ñu war nañ ko redresser te nekk loo xam ne nañu ko constaté ci parrainage bi encore une fois monsieur le ministre waaw c'est important boo leen nekkee ci kuréel nekk ànd ak ay nit bu dara yëngoo ci politique bu leen ci kenn wax ni Macky Sall la àndal benn la jox ma sa nangam loolu du yoon da ngeen di déglu direction li nga xam ne ñun ñoo leen jiite liñ ñu wax ngeen di déglu ku leen wax leneen ngeen di ko noono xaaral ma woo le ministre Abdou Ndéné ba xam lu mu wax wala ma woo père ba xam lu mu wax xam ngeen ñi nekk ci encadrement bi ngeen woo ci kenn mu wax leen lii moo am ci parrainage bi wala lii moo am ci leneen ngeen door ci sóobu il faut que ñi nga xam ne ñoo fi nekk wax naa de képp koo xam ne président de groupement nga na nga dajale sa groupement xamal leen ni bu ëllëgee si biir seen i këyit buñ ko jox kenn tant que ndigal li jógewul ci yow ku bootu ci yow nag lay déglu y a des cas xam ngeen di may wax parce que yéen ñëpp am ngeen xam ngeen ko dund donc malgré ça monsieur le ministre damay gërëm ay jeunes yoo xam ne parrainage génne dañoo def benn groupe yoo nga abal leen dimbal leen trop abal leen oto jox leen chauffeur ñuy dugg fu nekk Chérif mi piro lañ ñu ànd ak moom ak Aji Kumba ak Adama ak Soora Kebe ak kana ci suuf Chérif ñooñu ñu yor oto bi laa wax ak Bintu Aydara ñooñu daal xam naa ni daal vraiment ce sont des jeunes yoo xam ni investir nañ ci terrain bi ba vraiment jar nañu di remercier monsieur le ministre comme ni ma koy faral di waxee ñun Aji Kumba Ndiaye moom laa njëkk wax parce que guerrière bu dëgg vrai guerrière la ci parrainage bi monsieur le ministre comme ni ñu ko faral di waxee nee naa man sama diggante ak yow taxaw di ko waxaat sax bon pour man jaratu ko est-ce que tu vois jaratul wax nii la ñu mel naa la ñu mel man jaratu ku ko gisee ni ñu àndee taam yow ko gisul noonu yaa xam mais dans tous les cas suñu objectif malheureusement lu ma métti la nag
mooy li nga xam moom laa sumboon moom laa yéene woon ne moom laay atteindre ci parrainage bi yàlla def na ne monsieur le ministre aw ma ko muy duma métti pour 2 choses parce que benn bi mooy man sama bopp temps yi ma toll nii tollu ma terrain politique bi benn yoon laa dem ci terrain politique bi mooy ma demee kër Baawa foofu rek laa dem kon li des yëpp tallu ma ko ñoom Marème ak jeunes yi ñoo piloté lépp donc tey malheureusement j'étais mënu moon dem ci terrain bi amoon temps dem ci terrain bi ba peut-être que tax na ba li ma waroon am lépp aw ma ko mais ñi nekkoon ci terrain bi ñi coordonné vraiment ay jàmbaar lañu may di président encore une fois kon monsieur le ministre tey au nom des Amazones MZ ak Linguère ñu ngi lay remercier solennellement li nga xam moom la ñu colonné comme moom la ñu collecté muy 1441 parrainage donc muy junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn nit yoo xam ni signé nañu dañuy jàppale le président Macky Sall monsieur le ministre loolu lañu jot a taxal ñun di ko xeeb trop et je vous remercie.